mbokk yi ak xarit yi am mbégte dajawaat ak yéen si li nga xamante ni mooy invité de la semaine bu la vallée info.com ñu am mbégte lool dajeek tey jii kii di Cheikh Bamba Dièye dalal ñu si makkaanu FSD/BJ Cheikh Bamba Dièye ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf Adié maa ngi lay fay bu baax a baax di kontaan nag si initiative bi si la vallée info et di leen souhaiter beaucoup de succès. Mais en plus de cela, compte tenu de ce professionnalisme, avec ce pastéfo, avec ce bug avancé, je me fais toujours un plaisir d'être bokk ci say invité ndax xam naa ni jotaay bu am solo la lay doon jëm ci Sénégalais yëpp kon maa ngi lay sant bu baax yow mi nga xamee ni yaa ma dalal ci ganub semaine bi. jërëjëf Cheikh Bamba Dièye ñu ubbee waxtaan bi rek li nga xamante ni moom lay ñëpp di waxtaanee fukki at a ngi nii. ay bés rek ñoo ci des muy jamono bi nga yeewoon sa bopp ci buntu assemblée nationale tey jii am lu xewaat assemblée nationale assemblée dafa mel ni ba tey jii amul dara lu fi soppeeku de. loolu de moom lay nirool muy lu ñu naqari lool ndax jamono yooyu ngay fàttaliku muy le 21 juin ak bis ya sa topp. dafa doon ay jamono yoo xamee ni Sénégal yëpp ñoo àndandoo ci seen yëg-yëg ci li ñuy dund ci réew mi di ko dund ci démocratie di ko dund ci gestion ñu ne am na nu ñu leen tey lu leen neexul mu naqar leen ba mu jaral leen ñu wàcc ci mbedd mi ba mu naqar leen yenn saa yi sax ñu jàmmaarloo ak ay policiers ci biir jàmmaarloo yooyu lu xaw a toll ci ëpp na sax fukki nit yoo xam ne ñàkk na ci seen bakkan juste rek pour que Sénégal nekk réewu yoon. réewu droit ñi jiite réew mi di installer leeraay ak sellaay yu seen jëf jëm ci utilisation wu xaalisu réew mi ak ci orientation yu ñu jox développement réew mi tey fukki at après boo xoolee ci sa gannaaw sa xol day jeex ndax lépp loo xamee ne mosoon nañu boole ak nguuru Ablaye Wade jëm ci taxas jëmale boor ñu ne njaboot gi doom ji wala boog jëfi maa yaa ma neex ak maa la neex lu leen neexee malet yi di ko demee ak maanaam jëf joo xamee ni parfois day heurter loi yi nga xamee ni moom la ñu téye réew mi comme lu weer na ni loolu mu dugaloon ci assemblée nationale je pense que loolu lépp la Sénégalais yi ak frustration yu ko ëpp moom lañ dajale woon bañ ko jour boobu mais lañ doon bañ ca Ablaye Wade tey bu ñu defee examen bi par rapport ak Macky Sall mu àndul ak soxor àndul ak kañaan mais constat bu froid bu lucide boo xamee ni doomi réew mi dañ koy def ci seen réew xam ne ni tey jii la waalo gën a aay tey jii le président de la république bi di wax ni bari na ay nit yoo xamee ni seen loxo wala seen taxawaay ca kaso wala woon waaye maa ci des sama loxo tey jii la ñu naan la mbokk gi jegeñaale yi ñi fareek moom ëpp doole ci mbir mi ndax gis nañu njabootu boppam sax cër yu ñu am yoo xamee ni mosuñu woon xalaat ca jamono Ablaye Wade ni doon na demee noonu te tey ji boo jëlee wàllu droit nga jël wàllu liberté nga jël sañ-sañ bi ñu war a am képp kenn si ñun pour mën a wane ni ci réew mi nga bokk say àq ak say yelleef ñu préserver ko ñëpp yam tey ci réew mi dellu na gannaaw bu baax a baax boo seetee élection yi mujj yi gis nga xeetu wetal yi ñuy defar nit ñi ostracisme bu metti am na ñu bare Karim Wade Khalifa Sall et cetera ñi génn nañ leen réew mi ñi tuumaal nañ leen yóbbu leen kaso par-dessus le marché ñeneen ñi ñu éliminer leen ci parrainage yi ñii ñu éliminer leen ci modèle bu ñu leen mën a éliminer. waaw Cheikh Bamba Dièye tey ji taxawal nañu commission ad hoc bi ndax dafa wane ne que rek lii di sor kii di Ousmane Sonko est scellé. yaakaar naa ko de buñ ci defulee dara aussi nit ñu jógulee bu ci sénégalais yi taxawulee. waaw mais absolument ndax kuy digle sangu ku nekk da nga see war a jiitu ñun député yi ak askan wi nga xamee ne ñoo ñu yebal assemblée nationale ñoo am devoir taxawu Ousmane Sonko li tax ñu ko war a taxawu moo di que ni bu ñu dee mbir mi dafa jaar fa mu jaaroon Khalifa Ababacar Sall ma fàttali leen ko moo di yóbbu nit ki ba police te avocat am nekku fa ni ko ràpp ci kaso bi ñu wote def ko député mu am immunité parlementaire nga war ko bàyyi député ya lànk moom mu lànk ministre de la justice lànk procureur ba ni lànk ba ñu demee ba ci biir xam ne du dem ñu delluwaat sa assemblée nationale ñu dindi leen immunité parlementaire am xam nga loolu ça pose problème
te li lay wan ni jëfi politicien jarul topp dalu dóor sa doom jarul topp ndax bi Covid bi amee Khalifa Sall woowu ko yow comment tu trouves que dans un pays qui se respecte nga ni citoyen bi yaa ngi koy toppee 1,8 milliard ñuy wax ci utilisation wu 1000 milliards ci réew mi ngeen ko kaay ñuy waxtaan si la logique ne fonctionne pas. En France ça ne se ferait pas, aux États-Unis ça ne se ferait pas. Pourquoi mu mën a am Sénégal ça veut dire que ni il est convaincu que ni kii nawleem la que place bi mu toog mën na fa toog te cër bi muy laaj mën na ko laaj li ci des yëpp jëfi politique la te ku mu ci mënti doon nañu xam ne Ousmane Sonko lu ñu ko bëgg wala ñu contrer ko nañ ko nangul ni 700 000 Sénégalais électeurs waxuma ay doomi Sénégalais mais ay kàllaf ci réew mi jox nañ ko seen bopp jox nañ ko seen bopp ci élection yi passé mu war la firndeel ni presque la moitié des Sénégalais ndax ndaw yi dul voté ñoo fi ëpp ci réew mi am nañu sentiment positif jëm ci moom waaw comme nul n'est au-dessus de la loi bu ñu nee dafa am ay soupçons yi am jëm ci jëmm jooju je crois qu'on doit être extrêmement vigilant mais si dès le départ yaa ngi commencé di violer ay droits am yaa ngi commencé di jalgati procédure yi nga xamee ne moo war a yóbbu ci formation wu comité ad hoc ba ñuy yegg ci levée immunité parlementaire am kon tu donnes vraiment may nga sénégalais yi ñu douter objectivement ci sincérité wu li ngay def. mais Cheikh est-ce que aussi nekkul loo xamante ni dañuy ñàkk jox fayda lii di immunité parlementaire dayoo bu mu waroon am li ñu constaté 2000 ba tey ji lor fii rek lañ ko mës a déggee te je veux dire que dafa mel ni que député yi ñoo mayatul seen bopp sax cër bi ñu waroon a am. wér na parce que nit ki da nga war a am fulla ci sa bopp parce que Sénégal dañ koo tënk si ñetti cër ngir kat cër bu nekk taxaw def contrepoids beneen cër bi le législatif dafay contrôler gouvernement bi di voter loi yi président de la république mu yore exécutif bi am sañ-sañ beeg dogal bi justice nekk di tàqale mbir yi ñetti pouvoir yooyu il faut que ku nekk exercer ce pouvoir ba mu mat sëkk pour que sénégalais bi nekk en sécurité mais tey jii justice amatul assemblée nationale ñàkk na fayda li fi nekk te taxaw fi. ah oui justice amatul. non justice amu fi. assemblée ñàkk na fayda. surtout jëm ci wàllu politique bu ñu nee politique bu fekkente ni waa dañuy tuddee adversaire politique gu Macky Sall la ñun ñëpp xam nañu fan lay teere ji mooy dinañ ko fowe dinañ ko toroxal dinañ ko dugal kaso jëm ci affaire Ousmane Sonko li tax ma ne ñun député yi en priorité sénégalais yi ensuite dañ ci war a taxaw vigilance yi. ndax kat bu fekkente ni juge d'instruction procureur de la république dafa ni ko lii kat moo di li nga xamee ni moom laa lay instruire pour que yow nga gëstu nga saytu mbir mii nga xamee ni dafa jógee sa section de recherche ñu ne dafa laaj affaire viol ak lu ko topp kon juge d'instruction boobu bu jotee mbir ma dafa war a jël temps instruire maanaam woo ki plainte woo ñi nga xamee ne ñëpp am nañ ci wàll am nañ ci cër instruire dossier pour mën a motiver demande yi nga xamee ne daf koy def waaye loolu lépp amu ci dañoo xëy suba rek daal di ni kat assemblée nationale ba ñu xoolee ci détails yi daal di léegi ñoom dañuy def plainte wala boog dañuy instruire dossier moo daan jël Ndeye Khady Diagne di ko toppee proxénétisme ak yeneen ya ci topp ñu ne nag am na beneen x boo xamee ne kenn xamul ku mu doon ñu ne jëm jooju dañ koy seeti ndax moom la ñuy wax ni moom moo violé ndaw si waaw yow bu fekkente ni yaa war a càmbar loolu càmbaruloo ko ana lan mooy ndeyu ngay laaj levée wu immunité parlementaire u député te Sénégal yépp xam nañ ni Ousmane Sonko bokk na ci adversaire yi ëpp doore ci kanamu Macky Sall bu fekkente ni ci kaw allégation yooyu futti nañu ko ba mu set wecc dindil ko immunité parlementaire am dafa mel ne ñun député yi ñoo ko tënk ñoo ko yeew ñoo ko ligoté jébbal ko pieds et poings liés au juge d'instruction premier cabinet wala 8e cabinet ñi nga xamee ne ay ñoom moom mooy mouroiru politique yi bu ñu bëggee tënk politique ci réew mi soit premier cabinet la soit 8e cabinet
kon bu ñu fexee ñun député yi ñu bëgg ñoo forcer ci lu ñu amagul intime conviction ñu yóbbu Ousmane Sonko ci wàllu googu on aura trahi tous nos serments et on aura trahi la démocratie sénégalaise te dinañu conforter nit ñi ni affaire bi amul solo te addiye li am solo su fekkente ni li juge d'instruction bi wax dañ ci war a gëm rek signal ko kon lan mooy ndeyu immunité parlementaire lan mooy ndeyu immunité parlementaire parce que damaa jàpp ni kat immunité parlementaire moo di balaa yow ngay mën a motiver sa levée wu immunité parlementaire kenn say collègue da ngay fonder say convictions propres waaye nag du benn waaye rek yeggalewul liggéeyam ñëw ni la yow lever ma immunité parce que li juge bi bëgg mooy que ni ñu condamné Ousmane Sonko te ñun du ñuy juge te li bu ñu lever immunité parlementaire am mooy livrer nañ leen Ousmane Sonko mooy may nañ leen ñu attenter ci ay liberté may nañ leen ñu dénigrer ko may nañ leen honneur am ak crédibilité am ak la mu tabaxoon yépp ñu naax saay te waxaguma si dossier bi de yëgguma si biir dossier bi dama ni tey jii jóge fi si diiru juróomi at wala juróom benni at ci ku kenn xamul woon ba tey jii nga mën a am 15% si élection du lu yomb liggéey la coono la discipline la te réew mi nag dafa war a dimbali ñi nga xamee ni dañuy sonn pour am ay résultats nit nag bu fekkee dafa liggéey bu rëy bu mat boo demee ba di ko topp dafa war a doon loo xamee ni amul benn sikki sàkk ni moom la bu amee benn once de doute da nga war a taxaw ndax bàyyi téeméeri junney doomu aadama moo gën condamné benn innocent te Ousmane Sonko tey jii rek fii ñu toll nii sans rien yàqal nañ ko loo xam ne mënatuñ ko fay. moo di lan moo di tudd nañu turam dugal ko ci viol commentaire suba commentaire ngoon tey jii réew mi ku yeewu suba comme Ousmane Sonko ngay commentaire booy añ moom ngay commentaire booy tëdd moom ngay commentaire te lépp day lié ci phénomène viol yow journaliste nga xam nga puissance su communication xam nga puissance su buñ la coller benn motif ndax wolof dafa naan fa yow la yegg du man yeggu fa bis buñ la xalee ba coller benn motif pour nga dindi mbir moomu xanaa yow ma la xam sa ngoon nga koy dindi waaye ci kaw suuf imagine toi après demain adversaire politique bu mu war a tasanteel boo demee ba amuloo argument contre Ousmane Sonko da nga naan ko yow lañ fi waxoon ci nangam ak nangam parce que simplement des gens ont refusé de faire leur travail parce que l'Assemblée nationale a refusé de servir de paravent contre l'injustice, contre l'incurie, contre aussi le je m'en foutisme et la dictature de l'exécutif et du judiciaire parce que l'immunité parlementaire bañ koy samp dañu xamoon na ni député bi mën naa attaquer ab ministre mën naa attaquer directeur de société te mën naa attaquer ab juge parce que ñoom ñëpp ay doomu aadama lañ te dañoo war a rendre compte. mais loolu mënatul nekk de. ah léegi voté nañ fi loi d'habilitation bi buy permettre njiit réew mi di jël dogal bu ko neex. non léegi kañ moom bu ñu bëggee sérieux rek. dañoo war a dem ci suñu loi fondamentale ñu dindi immunité parlementaire comme ça ñun député yi ñu xam ni dara muuratuñu ndax li ñu bëgg ci Ousmane Sonko bu ñu leen ko defalee mooy bu yeboo ñu éliminer dans notre règle fondamentale l'immunité parlementaire dem ci règlement intérieur ba effacer la moo ca nekk yépp bu ko defee ñun nit ñi nag ñu xam ni am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur ñu xam ni ñu ko seqal mu gën a sérieux parce que lii moom da ngay làqikoo loi yi di làqikoo juge yi di làqikoo député yi pour jot ci sa adversaire politique su lu àndul ak compétition li gën a normal kañ man politicien laa yow politicien nga suñu terrain de combat kañ mooy élection mais suñu amee lëj amoo foo koy lijjante lu dul yóbbu ma si benn juge boo xamee ne yow la fa nekkal ak procureur boo xamee ne yee koy wax jógal mu jóg toogal mu toog ngeen ànd ak seen majorité xoolal danger bi si nekk ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale ñoo ëpp sa Assemblée nationale maanaam bu juge ne dindil ma ñu dindi muural ma ñu muur loolu est-ce que loolu moo taxoon ñuy tabax réew mi est-ce que loolu moo taxoon le 21 juin man ma dem yeew sama bopp sa Assemblée nationale est-ce que taxoon le 23 juin Sénégal yëpp génn est-ce que moo taxoon ci période de juin boobu plus de presque 15 personnes wala 13 à 16 personnes su ma jumulee faatu nañ ci est-ce que le souvenir de Mamadou Diop dañ ko war a effacer
Cheikh ñu xuus ci loolu ba tey nemmeeku nañu tamit fan yi ay arrestation tous azimuts yow mi nga yàgg yëngu si li nga xamante ne mooy liberté démocratique nan nga ko jàngatee yow mi en tant que député est-ce que nekk na tamit loo xam ne lu ngeen di combattre si biir assemblée nationale. baax dama bëgg a attirer attention sénégalais yi ñuy analyser faisceau de faits yi benn topp nañ ko tuumaal ka nii dafay siif benn xaleel muy benn fait muy premier terreur bi ñu teg ci bopp ndodd politiciens yépp à la limite da ngay dem ba si biir ni waaw est-ce que man doo ma dem sama biir kër ma gas am cave toog fa sa biir tëju mais est-ce que loolu sax dina tax a mucc parce que nit ki ñun ñëpp ay doomu aadama la bu fekkente ni sama buntu kër yaa nga ma fay fiir sama fenêtre sama suuf fenêtre yaa nga ma fay fiir su may liggéey yaa nga ma fay fiir su ma wàccee yaa ngi ma fay fiir su ma génnee ci mbedd mi yaa ngi ma fay fiir mais ay la yowoon bis dina am nga am sa système boo monté ba mu mat sëkk ni man la te fekk defuma loolu ñu ci nit di mucce muy benn ñaareel ba am yàllaay buur ñàkk it yàllaay buur bu ñu xëyee suba song la te mu wér ni la boo demee ca PV police ba waxuñu ni prélèvement wu sperme am na fa waxuñu ni ndaw si xoj nañ ko te la nga xam ne moo jógee ca gendarmerie amul xoj amul sperme loolu lépp di ay yeneeni fee ñu xëy suba nit ñi àndoon ak moom ñu gis ni dañ koy convoqué te xam ni ab député la mu indi jëyee ji nga xam ne am na ko muy ñaareelu fee bi lu lendemain nga gis ni ñu ngi commencé di viser ay chef d'inculpation yoo xamee ni bu dalee ci ab xaleel buy manifester muy appel à l'insurrection ak ya ca topp lu mat fukki at kaso mën na ko see fekk loolu lan lay signifier maanaam ñu ngi installer un régime de terreur commencé di topp nit ñi seeni portable dina dem ba nga xamee ni li ñu bëgg mooy couper lien yi dox entre Ousmane Sonko ak ñu jàpp ni dina leen jaral ñu taxaw def face parce que tey jii li tax thèse complot bi di gën a plausible mooy bu fekkente ni yow da nga ni da nga may poursuivre te avant ngay tàmbali yaa ngi commencé installer régime de terreur tey jii boo demoon assemblée nationale dans les abords de l'assemblée nationale yëpp waxuma nit ñi ñëw de mais journalistes yi sax dañ leen du ngeen fa dugg alors que assemblée nationale c'est le débat populaire c'est la représentation nationale foofu amul secret assemblée nationale mooy barab bi nga xamee ne amul secret ndax ay ndaw yi réew mi ñoo fa nekk lépp luñ fay def dañ normalement dafa war a nekk 24/24 sur télévision pour que nul n'en ignore muy beneen faisceau d'événement soo boolee yooyee yëpp à la fin li ñu lay indil mooy dañu naan am na lu ñu bëgg ci Ousmane Sonko ñu ngi koy gàllankoor ci biir assemblée nationale pour bañ li nga xamee ne mën nañ ko taxaw ak nañ ko war a taxaw conformément au règlement intérieur ñu mën ko taxaw loolu ñu ngi koy dog te loolu la ñu am assemblée tey jii ñu ngi dox ci diggante Ousmane Sonko ak ay nitam pour que ñooñee am fu ñu yem am lu ñu ragal am lu ñuy daw ñu ngi prétexte sax naan appel à l'insurrection wala appel nangam te nag dëgg réew mii maam Abdou Aziz moo wax ni boo bokkee benn mbir mu jóg di ko yàq nee na fulla ga mu am di ko yàq amal fulla gu toll noonu pour gàllankoor ka et l'esprit de la constitution nous impose de nous rebeller contre toutes les formes d'injustice parce que nous sommes un état de droit et l'état de droit c'est deux choses c'est des lois mais surtout non mais attends l'état de droit c'est deux choses c'est d'abord les lois qu'il nous faut respecter mais c'est d'abord aussi le citoyen qui veille le cas échéant au respect de ces lois il jarul ngay yow mi nga xam ne yaay borom doole gi nga jël sa yat teg ci kaw ndoddu citoyens yi ni leen di ngeen taxaw ci sama ordre du parce que du loi en ce moment seen bëgg-bëgg ñoom la mooy fii bu nekk ni il faut que ñu décourager nit ñi ci ñu wàcc ci terrain bi il faut que ñu décourager nitu Ousmane Sonko pour ñu jàppale ko bu ko defee booy dog lien par lien Ousmane dinaan cundum ñu futti ko ba mu set ci assemblée nationale tënk ko ba mu ni code yanu jébbal ab procureur te procureur boo xamee ni gouvernement bi la fi nekkal gouvernement boo xamee ni Ousmane Sonko bokk na ci adversaire am yi gën a rëy te wolof nee na ku say wujju di sëlëm doo set lii mooy li wér
suñu bëggee nekk ci réewum jàmm nag ñëppay doon Mamadou wala ñëpp doon Mamadi waaye mbir mi moom commencé na xeeñ naqari avant ñuy yegg ca biir. Cheikh ñu xuus tamit si politique nemmeeku nañ ko fan yi sa tànk bëri na lool Saint-Louis sax nga gën a nekk que Dakar d'après yenn constat yi ma def parce que à chaque fois su ma la woowee yaa ngi Saint-Louis donc rarement ngay ñëw Dakar ndax da ngay pare 2024 bi wala 2022. d'abord dafa am lu may préciser d'abord mooy que ni man Saint-Louis laa dëkk. non Saint-Louis laa dëkk d'abord su ma soxna ak sumay doom Saint-Louis la ñu nekk. samay doom yëpp Ndar la ñu juddoo sama choix bopp la parce que dama jàpp ni nit ki dafa war a am ancrage territorial samay maam ak samay maamaat fa la ñu nekk et je voudrais vraiment que mes enfants se sentent saint-louisiens ci loolu moo tax suma jot gu bare di fa nekk la plupart du temps sax damay diviser suma temps ci diggante Ndakaaru ak Ndar en fonction des activités yi ci nekk Saint-Louis nag ci sama biir xol la nekk ala kulli xaal su ma ko yàlla mayee ma teew fi élection locale yi nekk Ndar moom maa nga ci biir pour 2 raisons d'abord dama gérer dëkk boobu pendant juróomi at à la satisfaction de tout le monde sañ naa ni man depuis 1872 le 10 août 1872 ba fi tey mënuloo génne kenn du génne maire boo xamee ne ëpp nga résultat Cheikh Bamba Dièye. maire bi fa nekk léegi nag. defu fa dara xam nga tax defu fa dara ndax kat da daan wax naan jox leen ma dëkk bi benn fan ma setal ko ba mu set wecc tey ji boo demee Ndar bokk na ci dëkk yi gën a salté demal ci booru dex ga ci booru géej gi toppal dig bi musiba naaw laay la ce qui veut dire que ni y a des promesses qui ne seront jamais tenues ñaareel ba man tolloon naa ci ay jamono lu mu gàtt-gàtt daan nañ am chaque année presque 1 million d'euros ci coopération décentralisée tey jii mënatoo gis benn coopérant boo xamee ne romb na Ndar te ba may dem Ndar ba ma fay ñëw man ñaari oto laa fa fekkoon ba may dem bàyyi naa leen ak juróom fukki oto bàyyi leen ak ñeenti ambulance médicalisée une dizaine de bus mu nekk la seule ville du Sénégal boo xamee ni le transport scolaire était gratuit maanaam xale day xëy jàngi dugg ci ay oto te du fay dara. yamul loolu ma ubbil leen bi may dem ma bàyyi leen ak benn enveloppe boo xamee ni yegsi na de 25 milliards waxuma usine pavé waxuma 68 maisons yi nga xam ne tabaxal naa leen ko ci changement climatique bi waxuma li nga xam ne def naa ko ci assainissement wu Guet Ndar et cetera et cetera et cetera buñ ko doon wax duñu fi jógee en réalité lii problème mu Sénégal mooy suñu niveau de citoyenneté dafa faible parce que ndóol géeg ñàkk gi dafa tar ci réew mi ba nga xamee ni am loo lekk am loo dépensé dafa tar ba nga xamee ni bu jamono élection jotee ba xaalis bi commencé circuler suñuy population du ñuy def lien yi di bokk entre li ñu lay jox fan la jógee ak sa devoir citoyen. nee nañ réglé na tamit problème canalisation Saint-Louis ak pavage yi foofu la population Ndar yi wax de yenn yi. parce que nee naa la man Cheikh Bamba Dièye te ëppale naa di wax ci politique lu dul dëgg nee naa la Mansour Faye boo jëlee bilan om jël ardoise écolier di ko ci bind du fees dégg nga li ma la wax nga jël ardoise écolier di bind bilan Mansour Faye ca Ndar xam nga mandat ba jeex na bu yàgg ñu ngi koy taaw yi jëmale yombal xiyam boo ko si doon bind du fees la ñu fay nekk di fa xor-xoral mooy li nga xamee ne Promoville la jógee ak yi nga xamee ne ay programme état la ak la nga xamee ni mooy programme de développement touristique bi nga xamee ne maa ko liggéey ba mu ne rojj bàyyi leen ko fa muy 17 milliards yoo xamee ni ba may dem ñaari camion rek lañ ci jotagum jënd. loolu moom. ki la wuutu si mairie bi kii di Mansour Faye bëggoon na fi tuddee yenn rue yi si Saint-Louis ay kilifa fan ngeen ci toll. en réalité defe naa ni ci wàllu googu. bàyyi na ko. tradition la ci Ndar. ñuy jël mbedd yu bare di leen jële ci turu tubaab yooyu ñu nekk yóbbu leen ci ay turu africain ndax loolu mooy li jaadu ci affaire boobu nag jëloon na ni dafay jël ay mbedd fekk ay maire parce que loolu tradition la man mii maa jël mbedd bi gën a gudd ci Ndar gën ca bees tudde ko Ousmane Masseck Ndiaye muy ki ma fa nga xamee ne moom ma fa jiitu woon donc moom mu amoon souci wu topp ma ci yoon boobu muy lu rafet mais fi mu juume rek mooy dafa fekk ñoo xamee ne ay doomi dëkk bi lañu ñu tudde woon leen ay mbedd mu bëgg a dindi ñooñee dugal ku mel na man wala dugal ku mel na beneen maire boo xamee ni jotuñu ko woon tuddee tur
ca biir nag mu def tuuxi doona di wax naan ba si yàgg saar xayaan mbeng sax kenn xamul fu mu dëkk laajte naa ko te aussi bien muy Fama Mademba ak xayaar mbeng dañ di ay bu xeefalu Ndar kuñ fa bokkalul bokk la kenn et ces terreurs graves là moo ko ci topp ba coow la fekk si rax si dolli aussi mu ne avenue Général de Gaulle bii nga xam ne mooy xolu Ndar da koy tuddee Macky Sall doomu Ndar yéen ni ko du fi amee et je crois que c'est légitime qu'il puisse le dire ci loolu ma ni ko en tant que ancien maire mënumaa accepter man ñu dindi turu benn doomu Ndar boo xam ne xam naa mooy kan di fa def sama tur je suis maa ngi sant yàlla j'ai encore incha allah beaucoup d'années devant moi ce n'est pas une urgence et ce n'est pas dans la précipitation qu'il faut le faire. Cheikh beneen question boo xam ne tamit dafa soxal waa Ndar rawatina waa Guet Ndar ak ñooñu mooy problème bëlg géej gaa ngi avancé kër yi dañ leen menacé solution ba léegi mënul am depuis bi ngeen fi nekkee yéen ñëpp. ah waaw solution de amul ko te fas yéene ñu ko amal nag. ndax damay xamal ni da ngeen di seetaan askan wi tamit di fi nekk rek di kii. pour addee ma wax la mbir mi ni mu demee pour information mbokk yëpp ñu xam ko man bi ma nekkee maire président Ablaye Wade convoqué na ma ñëw ànd ak suma équipe mu woo Salem Ouzoumerzouk bi nekkoon ci boppu OMVS ni ma Cheikh lii de 50 millions de dollars la yoo xamee ni dama ko réserver via l'OMVS pour ñu stabiliser navigation bi ci biir fleuve bi ba pare defar ci brèche bi ca loolu ñu sant ko gërëm ko mais à la limite entre li ñuy wax ak jamono bañ koy defee on est resté en l'état te bougé wul 2012 Macky Sall ñëw engagé wu ci deuxième tour bi ca Gendar maag moom ñoo ànd ci oto bi mu wax ci kanamu doomu Ndar yi ni leen moom xam na jafe-jafe napp gi brèche bi ñuy bokk nañ ci ñu ko sulfé ni ko waxal ci brèche bi mu ne brèche bi incha allah dinañ ko defar et entre 2012 et maintenant boo ca boolee 2003 ba ñu ubbee brèche beeg léegi lu ëpp plus de 400 et quelques personnes dee nañ ci bërki démboo njaay malgré effort de dragage bi ñuy def 7 personnes faatu nañ ci donc problème bi mooy dañu war a laaj Macky Sall lan mooy priorité ci réew mi ndax boo demee Ndar ci Langue de Barbarie bi defaroon nañ ci digue de protection boo xamee ne dañu jël rek 3 milliards 5 ni dañuy jël ay gabion man maa njëkk jóg taxaw en tant qu'ingénieur des travaux publics ñee lii ngeen def c'est pas adapté du taxaw matul weer 3 millions 5 ya naax saay et ñu dem jëli Macron indi mu mel na ni suñuy priorité loo xamee ni menaces yi am si plus de 100 000 personnes yoo xam ne ñu ngi nekk ci Langue de Barbarie du ñu jël alalu réew mi dañuy dem di woyaani ca tubaab bopp pour ñu dimbali ñu. À côté de cela entre 2012 ak 2020 bii ñu nekk nii lu mat 30 000 milliards Sénégal consommé na ko ci budget yi ñuy dajale boo dajale budget 2012 2013 ba nga yegg 2020 dina yegg ci presque 30 000 milliards te la ñu soxla foofu ca Ndar matul 100 milliards xoolal proportion yi te diggante bi ci Ndakaaru jël nañ fi 300 milliards di ko dugal ci BRT boo xamee ni du priorité jël 100 et quelques milliards defar ci seeni ay autopont jël 700 et quelques milliards dugal ci li nga xamee ni moom la ñuy wax train express régional boo xamee ni 40 kilomètres lay def lan mooy priorité ci réew mi est-ce que tu sais addiye 400 et quelques personnes doomu aadama yi faatu boo leen aligné woon dina mat 1 kilomètre maanaam gouvernement wu Sénégal encaissé na te yaramam dawul seetaan na te yëgalu ko boppam fenn 1 kilomètre de néew ñu yem leen suuli leen te li ci ëpp kenn du gis seen koor te à côté de cela génne naa la fi xaalis bu bare boo xam ne dañ koy yàq su fekkonte ni vraiment réew la bu ñuy wax réew Caterina ba mu laalee Nouvelle-Orléans dañoo dem tibbi seeni alal faj ko defal ko ndax réew mi bu mënulee jariñ doomu réew mi bu yeboo ñu sawi te tëri loolu moo tax sénégalais yi nga mën a comprendre pourquoi suñuy doom di jël gaal yi di réeri di fi bàyyi réew mi parce que lii seen farata
dañ ko kippewul. On préfère faire des deals dans des opérations financières wala des investissements publics yoo xamee ne dañ koy booster yokk ko multiplier ko par n juste pour avoir un peu d'argent boo xamee ni bi mu ngi ñuy xoj mun ñu dugg rek si mbirum FSD/BJ yow yaay njiitu FSD/BJ nga wuutu si ndéem si yàlla Cheikh Abdoulaye Dièye di sa waajur ndax nekk na loo xamante ni lu yomb la wuutu koo xamante ni moo di Cheikh Abdoulaye Dièye nga xamante ni daf fi indi woon beneen discours bu méngoowul ak discours bi nit ñi doon tenir ba pare am benn charisme ndax loolu yomb na ci yow. yombul benn yoon au contraire yan wu diis a diis la li tax muy yan wu diis parce que humainement man xam naa ni Cheikh Abdoulaye moo ma gën foofu moo ma gën a jub moo ma gën a maandu moo ma gën a bëgg réew mi te tolloon na ci sénégalais yi foo xamee ni buñ lay xool ci moom doo mën a doon jàmbaar mukk ndax Cheikh Abdoulaye mu baax ma da daan wax naan ku Sëriñ Tuubaa doon sa waajur mënoo doon jàmbaar xanaa dañuy góorgóorlu rek on essaiera autant qu'on pourra pour topp ci ay tànkam en étant certain qu'on ne sera jamais dans même les sillages les plus proches de l'homme qu'il a été te loolu aussi li mu ñuy indil mooy ñu am ay limites objectives c'est-à-dire xam nga man lan moo ma noppal ci politique mooy man dama am maître ci politique c'est Cheikh Abdoulaye Dièye mooy suma maître te mooy suma sëriñ aussi ci wàllu diine maître bi mu doon ci man ci politique moo ma jàngal lan mooy politique Cheikh Laay daf na daan wax ni politique mooy sàkki ay pexe yu dagan ngir jariñ ci askan fi mu tàmbalee man fa laay tàmbalee fa mu yem fa laay yem c'est pourquoi àddina du yàgg mukk ba nga dégg ma ci waaw déet waaw du ma fi waat lu ma mënta def du ma fi dugg lu sama yoon nekkul te la ma doon bañ il y a des années moom laay bañ ba jamono néew na ci classe politique bi nga gis koo xamee ni magu ci te boo jëlee at ñi mu def ci politique doo ko xool benn yoon nga ne tey jàdd na ko bii nee na waaw góor nii nii te boobee ba léegi lépp lu fii cause bu jar nit taxaw maa nga ca biir te presque mën naa ni événement yi ëpp solo ci jamono yi si décennie bii passé j'ai été à la base su ma ko insufflé dimbali Sénégalais yi pour ñu am. ndax parti baa ngi dox. instance yi dox jamono yi ak ay jafe-jafe yu mat sëkk ndax réew mi ci boppam moo jafe réew mi ci boppam moo metti nit ñi ci boppam moom la ñu gëlëmal Sénégalais yi ci boppam ñoom la ñu travailler négativement ba ñu perdre le nord loolu tax ma bind livre tuddee ko Sénégal thérapie pour un pays blessé réew mi toll na foo xamee ni boo amulee koppar yu dul jeex sa yoon bu mu nekk sa fan nga jëlee koppar yooyu nit ñi duñ la sax compter ba di la faale réew mi dafa toll foo xamee ni booy am looy bañ am loo gëm ñu ne dafa soxor ñu ne dafa añaan ñu ne lim ci bokkul moo tax te ay la yowoon ci nguuru Macky Sall bii kenn ëpp ma see cër ndax bit ba tax mu doon président de la République man ñii maa ko dugal mais bu may ànd ak nit ba jàpp ni yoon ba taxoon ñu doon wax mooy reddition des comptes gestion sobre et vertueuse traque des biens mal acquis nekkatuñu ci loolu ñu ngaa parparloo alors réew mi tey lañ ko gën a mën a sàcc tey la ñu gën a mën a différencier ak déséquilibrer rapport yi entre nit ñi ak alal réew mi j'estime que ni kooku suñu ànd mënatul continuer lii rek la. Cheikh Bamba Dièye ñoo ngi lay gërëm di la sant am mbégte lool vraiment jàkkaarloo ak yow échanger si li nga xamante ni moom moo saxal réew mi vraiment am nañ ci mbégte bu baax ñoo ngi lay gërëm di la sant mbokk yi yéen it ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje alxamis bii di ñëw di invité de la rédaction bu la vallée info.com merci Cheikh. Merci à toi.